asalaamaaleykum télévision Futur Média sant leen gërëm leen ci àndandoo bi xibaaru digg bëccëg yi benn waxtu jot na bokk na li ci gën a fës benn diwaan bu ñuy jaayee gerte di ko fa jëndee te ay chinois yor ko ca yoonu Mbadakhoune booy génn Kaolack la ñu songu ay samba booy yóbbu lu toll ci 2 millions ci ay koppar gaañ fa ña fa nekkoon ñoom nag dañoo yoroon ay gànnaay jot nañoo sax tiire ay bal ci jaww ji CNRA moom deful lu dul jëmmal ay bëgg-bëgg Macky Sall ak li mu àndal loolee mooy tontu groupe des médias ginnaaw ba ñu ajee programme yu Sen TV Bougane Gueye Dany mi jiite groupe de presse boobule dañuy jéem di leen noppiloo waaye duñ ko nangu liggéeykat yi ñu yóbbu chômage technique am jàppandalu CGRS muy convention des jeunes reporters génne ci ab bataaxal. askan wa yeewoo ca Ngalel Bango te ñu yàqoon seeni kër jamono ji seenub naqar jeex na état bi jox na leen ay parcelle lu toll ci juróomi téeméer ñeent fukk ak juróom ñoom ñooñee ñu yàqoon seen kër nag ci fa ñu nekkoon domaine bi état bu Sénégal moom moo ko moom ñu ca bëri xamuñu woon lu ni mel. Médina Wandifa Mbamlagem ca xaar ñetti diwaan yu nekk ca Sédhiou Kaolack ak Diourbel ñoom ñëpp askan wa bëgg ay anam yu gën a baax ci ni ñuy dundee lu ci mel ni courant ay ak ndox ñenn ci ñoom sax génn nañu ci mbedd mi ngir wax seenub naqar. beneen ponk ci xibaar yi fële ca biti réew ca Guinée Bissau ginnaaw ba ñu nee nag Umaro Sissoco Embaló moo jël raw gàddu gi ci ñaareelu pàccu élection présidentielle bi yenn ressortissant Bissau Guinéen nekk ci Ziguinchor di ci wax seenub xalaat ñoom ñu ne am nañ yaakaar bu bëree bëri ci seenub njiit bu bees boobule naam sax ko jéggalu naam sax na confirmé guñu ko ñuy rafetlu tamit élection bi ni mu amee te amul benn coow loolee lépp mbokk yi tënk la ne tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi xibaar yi dañ koy dooree ak li xew démb ci guddi ca booy génn Kaolack yoon bay dem Mbadakhoune foofee nag benn diwaan bu ñuy jëndee gerte ay chinois ñoom ñoo ko moom la ñu songu ay nit yor ay gànnaay ñëw foofule fekk fa ñaari gardien dañ leen a dóor yeew leen sax laata ñuy dugg ci biir jël fa ab koppar gu takku 2 millions am na yeneen chinois yu nekkoon foofule dañoo am ay gaañu ñoom ñëpp ñoom di samba boy yi laata ñuy def li ñuy def sax dañu jot tiire ay bal ci kaw dinañ ci dellu siwaat ci ni mu gën a yaatoo ci yeneen jotaayu xabaar ak suñu ndaw la ñu toogal foofee ca Kaolack di Ibrahima Diamé. beneen xibaar muy groupe des médias ak chaîne de télévision Sen TV bu ñu aj ay programme am 31 décembre ci minuit ci diirub juróom-ñaari fan xam ngeen ni CNRA moom moo ko def muy kër googule ñu dénk muy yër liggéeyu rajo yeeg télé yi. kii jiite groupe de presse boobule di Bougane Gueye Dany indi na ci nag ay leeral moom nee na loolee lépp bugguñu ci lenn rek lu dul jéem leen a xoqatal waaye duñ ko nangu nee na CNRA boobule Babacar Diagne jiite deful lu dul jëmmal li Macky Sall bëgg képp ñu génne ci ab bataaxal ñoom waa groupe des médias Fatou Bintou Konté moo ñu ko jàngatal. CNRA taxawee Dakar li nga xam ne mooy bépp programme fee ca télé bi ñu naan Sen TV ci diirub une semaine groupe des médias nag jamono ji ma nga mer ba futt bu fekkee sax fi ñu toll nii ñi nga xam ne ñoom ñoo fay liggéey groupe bi daf leen yóbbu ci chômage technique direction boobee nag di xamal ni jamono ji CNRA Macky Sall la fiy toogal moo tax mu def leen jëf jile bi le communiqué nag patron bi di Bougane Gueye mi ngi xamal ni Babacar Diagne li ko tax a jug rek moom moo di tëj li nga xam ne moom mooy groupe de presse am bile ndax bu ñu xoolee ba ci biir ñoom li ñuy liggéeyee moo di seen ligne éditoriale neexul nguur gi te Babacar Diagne nag jamono ji ci tànk yooyu la taxaw ba tax ni ci ay méthodes yoo xam ne naam méthode yu légal la fas yéene jaar pour tëj li nga xam ne moom mooy groupe de presse am bi lépp rek di wut lu neex ki nga xam ne moom moo di njiitum réew mi Bougane Gueye Dany di ñu xamal ni ndaxam produit xeesal bi ñuy wax ni ba tax ñu tëj li nga xam ne moom mooy groupe des médias nekkul benn lu xam ne lu dëgg la wala yoon la ñu jàpp ni rek fi mu toll nii groupe de presse bi di des médias jamono ji dafay déranger ki nga xam ne moom moo di nguur gi te Babacar Diagne dafa taxaw ngir tëj ko wante ñoom ñi ngi xam ne ni ñoom waa des médias ni dinañ def seen kéemtalaay kàttan lépp li nga xam ne yoon may na leen ko rek ñu taxaw jàmmaarloo ko ki nga xam ne moom moo di Babacar Diagne ndax jàpp nañu ni mise en demeure bi ba leen ko Babacar Diagne yónnee xamal nañ ko ni ñoom dinañu respecter li nga xam ne moom moo di règlement bi comme na mu ko yónnee yeneen groupe de presse yi li tax ñoom ñu tëj seen bos te defuñu ko ci ñeneen ñi
Bougane Gueye di ñu xamal ni xookatal yi nag ñoo ngi ko commencé ca ba ñu waxee ni ñoom dañoo fas yéene amal plateau ak ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko di leader Pastef boobu ba tey nag CNRA toogul taxawul dem na ba fee nga xam ne moom mooy Canal Plus mu xamal leen ni bu sañoon ñu déconnecté li nga xam ne moom mooy signalu Sen TV ñoom waa des médias nag xamal nañu ne publicité produit yooyee ñi ngi ko fiy def ëpp na 20 at fii ci Sénégal te kenn mësu ko bañ pourquoi ñu tëb rek léegi bëgg leen koo bañal ñoom ñi nga xam ne jamono ji ñi ngi seetlu ne fii di RTS dañuy xool ne bu compétition football yi mag yi amee ay bière lañ fi publicité ci télé yi te kenn mësu leen a wax dara suspension programme am bee nag moom patron des médias jàpp na ni dañoo bëgg rek lii nga xam ne moom mooy de groupe de presse am bi ñu intimider ko ba faf tëj ko te nag nee na du leen ci bàyyee noonu. ci mbir moomu leen nag CJRS di convention des jeunes reporters du Sénégal ne mi ngi bokk naqar bi ak liggéeykatu des médias yooyu le rawatina waa Sen TV mu ne ñoom ñi nga xamante ni jamono ji ñu ngi fay ay kaas yoo xam ne tojuñu ko CJRS ne nag mi ngi woo tamit ba tey groupe de presse boobule Bougane Gueye daani jiite ñu wàccoo ak yelleefu liggéeykat yi nekk foofule CNRA nag ñu ngi leen di ñaan bu ñuy jël seenub dogal nañ ci bañ a indi benn parparloo rawatina daal di méngoo ak lépp loo xamante ni moom mooy doxal kërum tasum xabaar yi fii ci réew mi mu di ab communiqué bu bàyyeekoo ci kii jiite CJRS di Ibrahima Baldé. ci bés boobule ñu ajandi programme Sen TV 31 décembre président Macky Sall da doon jàkkaarloog sénégalais yi am ab discours kon bu mu leen jébbal ñi nga xamante ni ñoom ñoo fare ci SAEMS di syndicat bi ëmb jàngalekat yi ci daara yu digg doomu yi ñoom ñu ne nag am na lu bëri loo xam ne dégguñu ko ci lu ci mel ni wàllum payoor gi ñoom ci jàngalekat yi ak yéexite yi ñuy nemmeeku bu ñu bëggee toppatoo ay këyit wala lu ni mel kii di secrétaire général ba di Saourou Sène nag ni ginnaaw faale wuñ leen ci loolee lépp lu yàggatul dara dinañu yëglu dañ koy déglu ci micro Fatima Touré ak Modou Diop. éducation nationale maa ngi ko dégg muy wax ci conférence de presse bi ne donc jàngalekat yi rek nekkuñu fi déedéet jàngalekat yi rek nekkuñu fi mais jàngalekat yi wóor na président de la république ñaari question la ñu am yoo xam ne nguuru Sénégal mënu ci ñàkk jël motuwaay première question bi moo concerne lenteur administrative yi te ci question boobu liñ ci wax yëpp xam na ko mais proposition yi nga xam ne état wu Sénégal jàpp na ko ak jàngalekat yi mooy que ñu dem vers la dématérialisation des procédures réalisation boobu malheureusement président de la république waxu ci dara deuxième question bi nga xam ne xaaroon nañ njiitu réew mi mu yee yàbbi ci waxu ko mais mu xaar ba ci conférence de presse mu wax leneen lu bokkul ak li nga xam ne moom la waxoon buñ taseeg moom parce que nag muy système de rémunération des agents de l'État bu dee nag moom xeex moo ko gënal ci mbir moomu en tout cas ñun def nañ li ñu war a def mooy déposer suñuy préavis de grève yéeglu question boobu nag préavis bi suba mu jeex te question yooyu président de la république moo ci yeeyoon àdduna gis nga système de rémunération il faut ñu changer ko changement yooyu nag la ñuy xaar ci ñi faree ci collectif ñoo lank nekk ci diwaanu Tambacounda la ñu namoon amal nañ ko démb muy doxub ñaxtu ngir état bu Sénégal deltu ginnaaw ci yokkute bi ci courant bi waaye it ñu bàyyi seen mbokk yooyu la ñu jàpp Guy Marius Sagna ak ñeneen ñaar ki nga xamante ni moom moo jiite RADDHO rencontre africaine de défense des droits de l'homme foofee ca Tambacounda nee na yu bëri lu mu doon xaar njiitu réew mi wax ci ca bés boobule daanaka waxu ci benn yoon reportage ca Tambacounda Moussa Omar Gueye ci marché marinière ba yegg fi ji préfecture bu Tambacounda rombale rond-point Abdou Sissoko ak rond-point bu gouvernance ñi nga xam ne ñoo fare ci ñoo lànk ñoo bañ ci Tambacounda daal di xëy amal seen ndoxu ñaxtu ci kàddu Badara Tine coordonnateur bu RADDHO bu Tambacounda moom nag jàpp nañ ni ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi Macky Sall message bi mu doon amal jébbal ko askan wi daanaka ñoom liñ ci doon xaar gisuñu ko. santaale aussi administration bi nga xam ne moom moo facilité loolu yëpp je pense bien que tey sentiment de fierté rek moom la ñu am di yaakaar na nag vraiment autorité yi dinañu dégg ñi nekk ci Tamba dañ ko transmettre au niveau supérieur que au niveau supérieur aussi dinañ jël les mesures vraiment yi nga xam ne moom la ñuy xaar mooy ñu libérer suñu otages yi ba pare itam ñëwaat si vraiment au secours bi. tout dépendra maintenant ci gouvernement bi vraiment ñun dañuy lancer un appel solennel à l'État du Sénégal pour que mu libérer ñi nga xam ne moom la jàpp mënoo jàppandoo ay nit pour une même cause nga di bàyyi ñii nga jàpp ñii bàyyi ñii loolu day niroo ku mu am ndey ku mu amul ndey. lu ñu mën a jàpp mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy waa CMI takk der yi nekk ci Tambacounda dikkoon nañu daal di ànd ci doxu ñaxtu boobu nga xam ni def nañ ko ci Tambacounda ci jeexital li nag amul mémorandum boo xam ne gis nañ ni ñi doon doxu ñaxtu daal di nañ koy jébbal kii
kii di adjoint préfet bu nekk ci Tambacounda donte woon gis nañ ni ci jeexital li séenu nañu ki nga xam ne moom mooy adjoint préfet bi mu daal di yegg si ci fi nga xam ni moom mooy ancien locaux préfecture yu Tambacounda ci kàddu kii di Badara Tine nee na mémorandum bi tey jii nag jour férié la moo tax mënuñ ko jébbal waaye dinañ ko jébbal ni ki ëllëg. ñii nag dafa mel ni seen coono jeex na muy ñi dëkk fële ca Ngalel Bango nekk ca Ndar ginnaaw ba ñu tojee seenub kër état bu Sénégal jébbal na leen du toll ci juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci ay parcelles ngir ab ndàmpaay waaye kilifa yi nekk foofu leen nag buntu la woon ngir ñu yee askan wi ñu moytandiku di jënd ay kër yoo xamante ni ci domaine état bi la bokk ndax lu ci bëri dañ leen di nax ci mbir moomule Ousseynou Diop ak Habib Seck ñoo ñu teewal ca diwaanu Ndar. ñu nekkoon ci Ngalel Bango ñu daal di daanoo leen seen kër léegi nag mën nañu nokki bu baax ndaxte état bu Sénégal jël na ndogal juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci ay kër ñu daal leen koy jébbal meeru Ndar Mansour Faye xam ne sax ni lu jëm ci wàllu ñetta baxoon foofee dañu leen nax. ay askan yoo xam ne dañ leen nax jox leen ay suuf yu ñu moomul suufu état bi da jëlaat alalam jël ci alalam joxaat askan bi parce que askan bi dafa am maanaam droit pour accéder au titre de propriété wane na ni boo jaaree ci yoon te bu yoon tegu mën nga am ce titre de propriété. ci ndaje bi nu mel tax na gouverneur bu région bu Saint-Louis yëkkati kàddu xamle liggéey bi nga xamante ni nar nañ ko amal ci bërëb boobee mu jàpp ni bokk na ci hôpital boo xamante ni juróom fukk ak juróom ci ay milliards lañ fa war a taxawal. mais jaayuñu ko dañ ko dindi parce que état bi dafa am ay projets yu rëy yu mu bëgg a def Saint-Louis muy hôpital bi nga xam 55 milliards la président moo ko wuti ministre ndax laa koy jox Bango Ngalel amuñu marché war nañu am marché maire bi am na yéene bi lycée centre d'enseignement professionnel bi nga xam te ministre de la France bëgg na fi defar. kilifa yi nag daal na yëkkati kàddu ñaax ñi nga xamante ni ñooy tabax ñu mën a xool bu baax a baax fan la ñuy teg seen i tànk mu jàpp ne ñu ci bari ci ñoom dañ leen di nax moo tax jafe-jafe yi lay am. ñu jaayoon suuf dëkk dañ leen a nax ab mbob lañ leen jaay sa alal ju bari tey jëlee bi daa ñu nelaw gis ngeen ko sukk mu sëgg julli sant yàlla parce que tey jii la am na titre foncier donc accès au droit de propriété bu demee domaine nag dara formalité. Ndar géej nag jamono jilee nekk dëkk boo xamante ni barewul pakkuus yoo xamante ni askan wi mën nañ fa tabax moo tax maire bi ma ngay xamle ni daañu wut yeneen i pexe ngir askan wi mën a am fu ñu dëkk. jërëjëf Ousseynou Diop Ngadiaga mu ngi nekk ca commune bu Notto Gouye Diama nekk ca département bu Tivaouane foofee am na benn plateforme boo xamante ni fa la ñuy jeqee gaz di ko fa ut kon waaye foofee askan wi lu ñu nemmeeku mooy lépp loo xamante ni société boobule mi ngi koy am ñoom duñ ci yëg dara mu di responsabilité sociale ak sociétale bu entreprise bi ñu ne defuñu ca lenn teg ci sax ndox mi nga xam ne moom la ñëpp war a am ñoom it dañ ko ñàkk reportage foofu ca Ngadiaga ak Cheikh Anta Diop say laatiya Ngadiaga ñoom ñëpp génnoon rango ay morso yu xonq yanu ay bidon ak i paan di doxam ñaxtu di yëkkati seen kàddu di wax ne dëkk bii de dañoo am jafe-jafem ndox usine bi nga xamante ne moom moo fa sampu def fi ay teenu gaz nee nañ gisuñu njariñ li mu amal dëkk bi. Petrosen ak Forteza ñoo fi nekk ñoo ngi installé woon depuis 1996 ñu commencé seen production en 2001 février 2001 te booba ba tey mënuñu noo defal dara. du ndox du hôpital du tali yu baax ñoo ngi doon produire 280 000 mètres cubes par jour booba 3 puits lañ fi amoon léegi nag plus de 10 puits moo ngi fi te ba tey ni mënunoo am njariñ li nañ jël jeunes yi ñu liggéey bu ñuy liggéey mën nañ ko bu ñu waxee ñu dem jëli seen mbokk daal di indi leen fii ñu toog ñun dëkk bi amuñu ci dara kon nag loolu ñu ngi koy wax état mu déggunu ñoom sax ne nañ ngaañte li nga xamante ni yenn entreprise yi nekk fii ci gox bi ñu ngi koy def jëmale ko ci askan wi kii di njiitu réew mi Macky Sall xam na ko bu baax a baax ndaxte nee nañ Ngadiaga gii la daan liggéey. monsieur Macky Sall ñuy wax ak moom bi mu nekkee directeur général fanaan na Ngadiaga ay maintes fois fii nii la dëkkoon xam na Ngadiaga bu baax. doxam ñaxtu bi mujj jeexale ci pëccxoo ginnaaw bi ay ndaw bëggoon dugg ci plateforme bi takk der yi ci gendarme yi di leen sànni ay grenade lacrymogène.
Medina Wandifa mu nga nekk fële ca bët Saalumu réew mi ñoom tamit askan wi génn nañu ñaxtu ndax nee nañu seenu forage daanaka juróom-benn weer a ngi nii mu paan am na beneen boo xamante ni sax fañ ko branché ci réseau bi nga xam ne dafa màgget loolu kon jëriñu leen dara ba tax na démb dañoo xëy mer bay futu daal di baare yoon bi bàyyeekoo foofule jëm ca Sénoba Ziguinchor Sédhiou ak Medina Wandifa boobule ca boppam reportage Bakary Konté Xaali Jàmme. tension bi dafa jógoon loolu ci commune bu Medina Wandifa Transgambienne bi dañ ko bloqué depuis 6 heures du matin population yi daal di paralyser circulation bi ci RN4 bi ak sa Sénoba Ziguinchor Medina Wandifa Sédhiou Medina Wandifa Kolda situation boobu les passagers yi di ko ñaawlu. nit ki moo ñëw di ko noot téye ko ci condition boo xam ne moom xamul lu xew xamul ndax malade yaa ngi ci biir oto yi am na ñu nekk ci urgence am na ñu am dëj yooyu yëpp lijjantiwuñu ko te su boobu léegi ñoo ngi ñaan gendarmerie ñëw na commandant ñëw na ñëpp ñaan nañu booy nañ duñu bàyyi loolu daal moom moo xew fii nga xam ne mooy Carrefour Diaroum rek. Medina Wandifa pour 17 000 habitants fu mu nekk nii amul ndox bu sell depuis 6 mois réseau de distribution bi dafa màgget loolu. forage bu bees bu ñu taxaw bu technicien yi ñëwee ñu ne amul compteur bu technicien yi ñëwee ñu ne amul robinet de prélèvement bu technicien yi ñëwee ñu ne amul câble d'alimentation pompe yi bu technicien yi ñëwee ñu ne amul transformateur Senelec moo tax courant bi di lakk suñu pompe yi chaque fois ñu ne amul réseau d'adduction boo xam ne foofu la ndox bi di jaar di dem ci kër yi amul ancien forage bu fi fekkee ñu ne réseau bi dafa surchargé dafa ëpp. population di ko ñaawlu ñu ne dañu bëgg réseau de distribution bu bees. 17 000 am ñooñu ñu toog 6 mois amuñu ndox robinet ay teen yi nga xam ne ni teen yi ñetti fukk ak ñetti mètre la teen yi di profondeur loolu mënuñu ko accepter dañoo ne suñu yaay yi dañoo sonn suñu jabar yi dañoo sonn suñu sœur yi dañoo sonn seen loxo yëpp a yàqu le président de la république jox ñu nañ forage mais réseau bi nga xam ne ni moo fi nekk depuis ñun juddooguñu sax la réseau bi nekk depuis 1983 36 ans réseau d'adduction boo xam ne ni c'est pour ñetti kër te incha allah chaque vendredi dañ koy def chaque vendredi dañ koy def du ñu taal pneu waaye dañuy baare yoon bi. sous-préfet de Diaroum mais préfet bu Bounkiling honorable député Malang Seni Fati nekk maire bu Medina Wandifa ñoom ñëpp nekkoon ci diwaan bi pour waxtaan ak manifestants yi ñi daal di libérer voie publique bi. ku wax ndox tamit wax courant waa Mbaam Lagem nekk ca Kaolack ñoom nee nañu seen dëkk boobule am na ay poto courant yoo xam ne samp nañ ko fa ñetti at a ngi nii ba léegi waaye mënuñoo fexe branché leen ci ligne haute tension loolee la ñu bëgg jamono ji mu sotti beneen jafe-jafe bu ñuy dund mooy bu ñu feebaree du ñu mën a faju ndax benn case de santé ba fa nekk juróomi at a ngi nii doxul Ibrahima Diame Fally Gaye leen ay garabu guy booy dugg ci dëkk bi di Mbam Lagem garab yooyee bari lool wërale dëkk bi waaye nag nëbbuñu li ci biir dëkk bi ci biir mbedd yi ay poteau électrique ñu samp leen ak seeni fil waaye amuñu courant askan wi ne yàgg nañ leen fi samp lool te dara tàkkul tax nag ñu ne xaddi nañ ci xaarandi bi moo waral kon ñu wàcc ci mbedd mi. lu weesu daanaka ñetti at lañ fi samp poto yi le waaye raccordement bi ak mise en service bi doon problème te xamuñu li ko waral. courant yi gis nañ mu ñëw depuis 2016 ñu def installation bi mais à un moment donné dafa taxawoon mu taxaw tàggatémbe xam na lu ko waraloon léegi ci lañ nag di gëstu mais bu ñu installé affaire bi yëpp li des mooy ñu mën a raccorder poto bi nekk fii nii ak poto bi nekk fale ci haute tension bi loolu kese mooy suñu problème te loolu neex naa lijjanti. donc ñu ngi lancer un appel à Macky Sall ki nga xamante ne mooy suñu njiit ki fi ñëwoon 2012 dëgg ñu lépp te lu bëri des na ñu ngi koy wax ne carrément Mbam ñu ngi lay fàttali li nga xamante ne yaa waxoon. lu soriwul dara fi ñuy defee manifestation bi de benn case de santé bu ñu tabax ba noppi waaye dañ ko tëj ndax amul courant amul personnel. case de santé baa ngi nii mënut a fonctionner xale yaa ngi accouché ci lu métti. maman yaa ngi accouché ci lu métti ku ci am feebar balaa ngay faju balaa ngay egg sax nga am ay tolof ci diggante bi te lu ko gàllankoor mooy courant. dëgg la parce que ñun ñoo ngi fajoo Ndofane wala Kaolack. dafa métti. Mbam Lagem nag mu ngi ci commune bu Kër Baka lu sorul dara route nationale bi daanaka ñaari kilomètre moo leen séparé mu doon nag dëkk bu nga xamante ne bu ñu sukkandikoo ci ñi fi dëkk président Macky Sall xam na ko bu baax a baax ndax ñëwoon na fi bi muy laaj nguur gi.
jëf Ibrahima Diame ba léegi rek ci askan week jafe-jafe yi ñuy dund ci wàllu courant boobule caxaar ba nekk ca Bombay foofee nag nee nañu village yi daanaka téeméer boo jël juróom-ñett yi képp ñoom ñoo am courant waaye ñoom seenu pa saafara ñu ngi ko yaakaar ci ñu ne programme électrification universelle maanaam ñëpp mën a jot ci courant bi ñu ne kii di maire ba di Mathioro Fall moom mi ngi woo ndaw ñi tamit ñu def seen kéem kattan ngir sàmm seen alam googule mu yëkkati kàddu yi ci final tournoi de football bu Caaxaar Mathioro Fall maire bu Caaxaar ci micro Babacar Diouf. nekkul rek sport kese jeunesse nekkul foo kese mais nag jeunes yi dañu war a investir vraiment surtout des investissements humains nga xamante ne danañ mën a jàppale seen askan wi ci wàllum cet loolu nga xamante ne dëgg-dëgg ASC yi war nañ kaa jël mu nekk seen sacerdoce ASC bu ci nekk ne man de sama dëkk dootuma nangu mu set. te bu ñu xoolee loolu le président de la république Macky Sall di santaane ci programme am boobu nga xamante ne moom lay wax zéro déchet te loolu sax am na ay initiative yoo xamante ne ni commune bi dina ko jël le programme zéro déchet deviendra une réalité au niveau de la commune de Caxar. Caxar moom bu ñu xoolee électrification bi des na waaye itam ñu ngi leen di sant bu baax ndax dëgg-dëgg commencé waat nañ village yi nga xamante ne ni dugaloon nañ leen ci programme bi yooyu dëkk commencé nañ ko électrifier waaye nag ba léegi nii doyul parce que bu ñu xoolee par rapport ak nombre de villages yi nga xamante ne ni moom la Caxar composé tey ak villages yi nga xamante ne ni ñu ngi koy électrifier ak ñu ngi ci programme bi dëgg-dëgg ba léegi ratio bi des na. ci tàggat yaram boobu la ñu junj ak coupe ORCAV bu Cap Skirring village bi di jànki moom moo ko jël nag ci édition bile mu di benn ndam ñeent fukki at ginnaaw ba ñu bokkee ci nawetaan yooyu la ba léegi équipe bi jamono ji nee na liy mbëbëtam mooy def kem kàttanam ba daal di yee yeneen talent yu nekk foofule lu mel ni Sadio Mané coach équipe bu jànki Abdallah Camara lay wuyoo ay kàddoom ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mandiang. mu meloon Cap Skirring ñu daje dëkk boo xam ne muy Cap équipe bu mag la yàgg na dem national yàgg na dem régional bu mu ko dumee rek laa xam ni mooy tàllal sama loxo mel ne mun naa dem final bu ma dajee ak Kajoor ma duma ko tamit yàlla may ma dajee ak yaa ma tooñ équipe bu mag la du équipe bu ndaw moo xam ne Sénégal yëpp mooy champion national encore double champion régional kon daje ak moom dafa doon lu jafe loo xam ne suñu premier jànkonteel bi dañ dem ba ci biir yàlla fareel doole tolloo bu ñu demee tamit tiro bit maanaam pour ñu mun attee fu ñu war a attee doole tolloo si doole yooyu nag ñuy ëlbati ko at match bi ñu ne ko dañ koy footballaat ëllëg sa yooyu yàlla jox ma ndam loo xam ne mënu ma ko wax ba tey mu toll nii. mooy lu jiitu fii si départ Buluf si arrondissement Tandouk muy gulet lu musul am encore zone 13 parce que si ODCAV bi la zone 13 bi la mooy dem phase nationale muy gulet mu andi la coupe régionale ci biir Buluf si commune bi aussi war nañu am droit comme ñëpp mooy lan lu ñu mérité ñu am fi Sadio Mané y a beaucoup de talent man mi wax nii man maay ubbi école de football bi fii waaw te xam naa si kanam école football bi ren am na juróom-ñeenti at école football du Yanki rek seen xale yi Buluf yëpp ñoo si entraîné. ñu des diwaanu Ziguinchor wax nag ci élection présidentielle bi doon am ca Guinée-Bissau ci jamono ji dañoo ne Umaro Sissoko Embaló moo jël raw gàddu gi ci résultat yi tukkee ci commission électorale nationale ba lan la ci waa Guinée-Bissau yi nekk foofee ca Ziguinchor xalaat ñoom ñu ne am nañu yaakaar bu bëree bëri ñu ngi rafetlu it élection yi ni mu doxee amul benn fitna bu yeewu ci seenu réew seeni kàddu ba léegi ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mandiang. waaw li suñuy kàddu yu njëkk mooy féliciter président Embaló waaw di ko ñaanal nag mu ne fi ci jàmm liggéey ci jàmm bu naree wàcc it tamit mu wàcc ci jàmm waaw abal ki fi nar a ñëw peut-être dans les années à venir mu liggéey it ci jàmm. élection yi passé na ci jàmm jeex na ci jàmm te résultat jot nañ ko ci jàmm waaw loolu nag mooy wane ni ci liñ doon dund at yee ñu weesu. donc heure bi ni démocratie mën nañu jàpp ni commencé na sax ci réew mi donc li ñuy ñaan autorités yi ñu gën ko cultiver ñu gën ko won ndaw ñi won leen yoon wi ndax ñooy ëllëgu réew mi ñoo mën a jàpp démocratie te it di yaakaar ni itam ni démocratie boobu noonu dina rafetal dëkk bi dina tax aussi Guinée bokk ci dëkk yoo xam ne dina bokk daal ci dëkk yoo xam ne dina dëkk yu développé yi daal waaw loolu daal lañ ci yaakaar. loolu wane na effectivement triomphe démocratie la voilà pour mu am triomphe démocratie il faut que ñu respecter
liberté nit ñi liberté peuple yi laa bëgg a wax il faut que ñu respecté ko respecté droit nit bu mu am waaw moo tax ma cité ni la déclaration des droits de l'homme ñu respecté droit nit ñi bu ñu ko respecté bàyyi peuple bi de façon libre di nga gis ne que effectivement démocratie bi dina jur et puis lu muy jur dina doon bénéfice pour ñëpp. donc ñu ciy sant yàlla di ñu ci kontaan la di ñàkk yàlla nag mi moom lépp waaw ki ñu tabb mu doon Omar Sissoko Embalo mi ñu tabb tey mu doon njiitu réew mi yàlla na ko may doole muy dox ci mbébétu peuple bi waaw defoon ñu bëgg ndaxte lépp li bépp njiit bu ñu fi tabb lépp li mu war a jiite mooy li soxal askan bi ko te koom-koom bi dinañ ko suqali mu doon ci njëriñu askan wi yëpp. ñuy tàggatoo lan la yëglekaay yi xëyee ci alxames gi Mamadou Mouhamed Ndiaye moo ñu ko yëral. jërë ngeen jëf bu ñu yeggoon 2024 Macky Sall sampan ndëndëm ngir wuta 3e mandat bu mu doon betteel ci kenn li tax mi ngi ci l'Observateur ubbil yéenekaay bi bërki démb ci guddi 31 décembre 2019 ginnaaw message à la nation bi mu baaxoo at mu nekk bu at mi di jeex ba mu ca noppee da doon waxtaan ak lenn ci journaliste yu nekk ci réew mi ñuy wax ak moom ba yegg ci waxi 3e mandat gi ñuy wax ci réew mi la mu leen ci wax moo di du ma ne leen déet du ma ne leen waaw na ku nekk jàpp li mu jàpp bés bu ñu ca yeggee la ñu ca war a wax danaa ko ca wax Libération xëy jël waxi Macky Sall joojee ci 3e mandat bi bindal ñu ko ci xëtamu njëkk mu di du ma ne waaw du ma ne déet Vox Populi nañu yemul foofee ne lu jëm ci dauphin ba ñu ko ca laajee dane moom dauphin ci géej la ko xam amul dauphin te du buur bu ñuy doon ndax moom réewum Sénégal doon ko Macky Sall ak noonee mu waxee Vox Populi xàmmeewu ko nit ku yor sawara di ko fowee dem sax ba di ñu ko nataalal ci xëtamu njëkk Macky Sall mu yor sawara di ko alawti ko ci ay loxom anki dina kay nañu bu ngeen bëggee dégg dëgg daal moo di Macky Sall waxul dara lu leer ci mbiru 3e mandat bi ñuy jaabaajonge ci réew mi dem na ba ne gaañ su ma taxawoon tey jii ne wutuma 3e mandat ñi ma àndal di liggéey kenn ci ñoom dootu sawarati ci liggéey bi te it du ma toog fii di wax waxi 2024 bu ñu ca yeggee la cay xew dumpu kenn Le Quotidien nañu moom Macky Sall manum lëmm mi ñu ko xamee wàccu ko bàyyiwu ko ne ci waxtaanu bërki démb ma la ngay dégg rek mooy man maanaam gudul jeex nee na leen du ma wax ndax damay def 3e mandat am déet nee na leen it ay dauphin ci géej laa ko xam source waa nañu ca waxtaan yi mu séqoon ak taskatu xabaar yi moom président Macky Sall wax na ca ba wax ca ñetti mbir yu ko dugal ne bi ko journaliste bii di Babacar Fall ñettamalee ak i laaj yu jëm ci 3e mandat bi fa la tontu lépp ne dane ko du ma ne déet du ma ne waaw ñu ne déet na waaye Babacar Fall bu RFM dikkaat ak moom ci arrêté Ousmane Ngom bi mu dëkkee woon a jéebaane ka ŋàññ moom Macky Sall bi muy doon opposant Macky Sall jaxasoo xollu teg ci ba ne ko amul ci àdduna bi mennam réew moo xam ne dañuy gis ay nit yu dem ci buntu palais ba di fa manifester fàtte ne loole bés bu yàlla sàkk ñu gis ko ci réewum Amérique source waa nañu tojaangi witt ak njuumte yi nag moo di li mu wax ci jële gi mu jële poste premier ministre ci réew mi la Sénégal nañu lu jëm ci waxi dauphin waxi 3e mandat tereetu gerte gi mu di campagne bi jëm ci njënd njaayam gerte gi ba ci wàllu bonne gouvernance lu ci nekk président Macky Sall leeral na ko keroog Sud Quotidien moom it sa noonee la ko jàngatee mu di Macky Sall àdduna jëmee ci mbiru 3e mandat bi coog mbaalo gi am ci biir gaay yi APR yi arrêté Ousmane Ngom bi ak yeneen i ponk message à la nation bi mu def keroog ak waxtaan yu mu ci toftal ak journaliste yi Soleil national gis ne président Macky Sall defee na ko ci anam wu am solo Les Échos mel ne ku naan ñu def na li ñu naan dàqum ginaar waxaale sa soxla ne ca waxtaan wa joor na fa Abdoul Mbaye doj wu rëy nee na nit ko yoroon say mbir di ko doxal ak di wër di ko siiwal kooke bu demee ba mu yàgg mu taxaw ne amoo gis-gis la muy wane mooy moom ci jëmi boppam moo gisatul. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye sant ko gërëm ko ak yéen ñaanoon ak télévision Futurs Médias yeneen xibaar incha allah bu 19h30 jotee lay doon di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm.